salaamaaleykum mbokk internet sans limite sn.com ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal bu baax a baax ci sans limite TV di leen baalu àq bu baax a baax ci weeru koor gi di ñaan yàlla aussi yàlla boole ñu jéggal ci weeru koor gi di ñaan feebar bu bon bi nga xamante ni dugg na fi muy mbas mi ñaan suñ borom rek mu daati ko fi jëlee ndax fi mu toll nii moom téye na activité yu bare bari ñu dalal leen seen émission bu bees tax nag bu tudd dàq koor ndax dañuy sol suñ dàll rek seeti ndaanaan yi nga xam ne ñoo ngi fii nii ci réewum Sénégal bëgg a xool nu ñuy toogee ci li nga xamante ni moom moo di ci weeru koor yi am na ñoo xamante ni dañuy yor ay activité ci moom la ñuy def ci weeru koor xool ndax li nga xamante ni feebar bi xaw na ko arrêté waaw wala déet ci kanam tuuti dinañ leen indi la invité bi nga xamante ni moom lañ toogal muy Padros Mbaye nekk un animateur boo xamante ni kenn dootu ko présenté fii nii ci réewum Sénégal moom lañ seeti tey nag suñ premier numéro li nga xamante ni moom moo di dàqu koor Padros maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal bu baax a baax ci Sans Limites TV. maa ngi lay fay Abdou sama xarit lépp ci Padros di nuyu Bachir ak waa Sans Limites ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñoo di personnel yi fa nekk di nuyu seen internet ak téléspectateurs yi leen di seetaan ci Sans Limites TV di kontaan di am mbégte di la ndokkeel ci weeru koor gi di ndokkeel Sénégal di ndokkeel àdduna. macha allah di ndokkeel ñëpp mais tey rek dañuy waxtaan li nga xamante ni uniquement ci weeru koor lañ ko basé wu parce que émission bi dàqu koor la tudd ñu bëggoon xam rek Padros bu weeru koor musaan jot nan nga koy dundee. waaw weeru koor xanaa def li nu digal ci diine ak lislaam ñun nag ay taalibe lañu yoo xam ne ay taalibe murit lañu te ku ne xam na ni murit moom jëfe ndigal la xam tàmm nañu bu njëkk ba sunu papa dañu daan tatagal ci joxe xéewal bu koor gi jotee bu ñuy waajal weeru koor dinañ liggéey 2 mois lépp lu nu liggéey dañu ko jël defaat ko ci weeru koor gi di joxe ay bernde di joxe ay xéewal ba bisu laylatul xadri ñu defaat la même chose ci suñu ndaw nag foowee nañu ko comme ni ko xale yi daan foowee mais teewul daan nañu ko teg ci diine ak l'islam ba tey jii ci suñu magal ñu ngi koy defee comme ñu bari ni ñu koy defee waaye li ci ëpp mooy diine ak l'islam gi lañu gën a farataal ndaxte dañu ni benn weer la te boo ci profité wee def ci li nga ci war a def jaamu ci li nga ci war a jaamu sa borom yaakaar naa lépp loo yaakaar ci jaamu gi rek suñu borom dina la ko jottali voilà. macha allah mu mel ni weeru koor ren bi dafa am loo xamante ni dañ cee am gan goo xam ni moom moo ñu gane si muy gan gu doy waar goo xamante ni ñëpp a ngi ñaan rek pour mu juge fi yenn activités yi nga xamante ni da nga ko daan faral di ko def ak yenn yi nga xamante ni nit ñi dañ ko daan faral di def ci weeru koor bi gis nga jàngat bi nga xamante ni moom nga ci am mu nekk loo xamante ni freiné na ko lu bëri maanaam heure bi nga xamante ni nit ñi moom lañ daan wàcc wala heure bi nga xamante ni sénégalais yi dañ daan defar ay ndogu di ko séddale ci kaw tali bi loolu noonu yëpp mu mel loo xamante ni dafa wàññeeku ren gisuñu ko benn yoon ban jàngat nga am ci loolu. waaw comme ni nga ko waxee njàngat gi mooy gan gi ñu seet si di gan goo xamante ni dafa am bakkan ni ñun di koo xamee yàlla da ko sàkk comme nim ñu sàkkee yàlla nag wàcc ko ci àddina sant ko mission ñu ko demal nga matal mission bi te nga del si comme ñun nim ñuy sante mission ñun doomu aadama ni ñu demal nga matal mission bi nga del si ab balaa la bu mu wàccee boo xamee da ko wàccee pour organiser àddinaam xam nga yàlla moom àddinaam te nit boo moomee sa alal yaay xoolee nim la neexee nga di ko doxalee noonu moom nag gis na àddina bi doxalin bi dafa xaw a jaxasoo doxalin bi dafa xaw a soppeeku doxalin bi dafa xaw a ñaaw te buggul loolu ci doomu aadama yi te ku ne xam ne suñu borom lépp lu mu bind ci àddina doomu aadama la gën a bëgg doomu aadama nag bi mu bëgg la jël teg ko benn natt boo xamante ni natt bu toll ni tarafatul ay ni ci ñoo xamee ñëpp sàkk na leen ci àddina ci nit ki janaaw yi naaw picc yeeg mala yi nekk ci kaw suuf ak ñeneen ak ñeneen balaa bi mu ñu teg moo bi gën a tuuti te nag dañu ko koy sante li tax loolu parce que boo nee sàkk naa sama jaam bi sàkk naa sama jaam yëpp te doomu aadama laa ci gën a bëgg ba noppi def ko teg ko balaa bi ñun doomu aadama yi nañ ko jàppee ni balaa bu ndaw la waaye aussi nañ ci defaree suñu àdduna parce que am na fu nu nekkoon démb Abdou y a 4 mois de cela li nga mënoon lu bari mënatoo ko fi nga daan dem fu bari dematoo fa li nga daan def lu bari defatoo ko ñi nga daan jëflanteel ñu bari jëflanteel too ak ñoom parce que am na looy daw ci kaw loolu am na benn organisation booy defal ci sa bopp yow en tant que doomu aadama organisation boobu ngay def ci sa bopp moo la war a mën a dimbali nga delloowaat sa xel ci yàlla xoolal ni mu ko organiser yàlla xoolal ni mbas bi ñëwee
ak ni ñu duggee ci koor gi moo lay wan ni wut na noo set sell defar suñu yaram raxas suñu yaram ba mu set wicc avant ñu dugg ci weeru koor gi weeru kooru ren mën naa wax ni weeru kooru ngëneel la ndax ni mu tombe la di tombeeg loo xamante ni tey mën nañu wax ni àdduna bi yëpp a ngi koy jooy ñun àdduna ñun Sénégal wala ñun doomu aadama ñun jullit yi buñ ci tollee yam ci nanu gën a jaamu suñu borom nanu delloowaat suñu xel ci yàlla lépp lu nu waroon ci suñu borom nanu ko fa delloowaat du ma ustaas nag buy waare mais misaal la boo xamante ni ko waykat ba waxee jar na mën naa bañ a sori jël ko ci sa bopp waaw natt bi wala balaa bi misaal la boo xamante ni jarul nga koy xëcc de loin nga koy yóbbu ci muxaddam bi wala ci sëriñ beek wala keneen ak keneen dem mu di la waar ku nekk sa bopp doy na la misaal maanaam sama jëfin ci àdduna ni ma ko doon doxalee yaa 4 mois de cela ci ginnaaw man naa xoolaat man sama jëfin lan la ba tey suñu borom ñëw limité samay kaddu limité samay tànk limité samay jëf limité lu bare c'est-à-dire comme ni ko gaa ñi di waxee peine la boo xamante ni yàlla moo nu ko teg te dañu koy tëdd muy couvre-feu bi muy toog leen ci seen kër bi muy leneen ak leneen c'est-à-dire peine la boo xamee force dañu koy tëdd te dañu koy tëdd ba mu jeex. macha allah ñu gis la nga def ci benn geste boo xamante ni pour xeex li nga xamante ni moom moo di feebar bi la ngay def ay denrées alimentaires di ko séddale famille yoo xamante ni ils sont démunis maanaam seen loxo jotul seen digg ginnaaw idée boobu noonu nan la dikkee. waaw ni ma dikkee tout d'abord dama ciy gërëm suma xarit Souleymane merci Alizé moom dañuy partager plus souvent mu am ay idées yu spéciales bi ñuy waxtaan ba ci yàgg ma nekk ci Instagram bi di def ay live direct te live direct yi dañuy fay nekk di waxtaanee thème mais thèmes yi dañ ko def ay thèmes yoo xamante ni thèmes yu positif lay doon chaque jour ñuy waxtaan ba ñëpp gis seen bopp ci direct bi par rapport ak ni ñuy gisee direct yu bari ñu gis ni direct Padros lépp luy njàng ak njëriñ boo fa ñëwee rek da nga ko fay am ñu Souleymane am benn idée ni ma Padros il faut que ñu def vie sociale il faut ñu jéem a xool exactement naka la ñuy jàppalante ci suñu biir naka la ñuy dimbalante ci suñu biir naka la ñuy defee nangam sangam parce que fi mu ne nii Sénégal foofu la toll te yow plus souvent da ngay dox ci volet social donc nag tey ci période bi nga xam ne moom moo di période couvre-feu bi nga xamante ni ñu bari duñu reer dañuy teel a tëdd dañuy teel a dugg seen biir kër talibé yi dematuñu yalwaani ji donc il faut nga profité fii def ci lu baax aussi ñi ngi dugg ci weeru koor te weeru koor bu ñu ci duggee ku ne xam ne ni ñu bari duñ mënal seen bopp parce que weeru koor la nga daan am boo daan am téeméer juróom ngay am boo daan am 1000 francs 500 ngay am boo daan am 5000 2500 ngay am ndax liggéey yu bari day wàññeeku dégg nag mu ni ma il faut nga profité ci nga jéem a xool exactement naka la ñuy defee loolu ma ne ko pas de souci léegi nañu ci xool exactement naka la ñu koy organiser ñu organiser ko daal di génne man ma génne li ma am keneen ak keneen génne li mu am ñu woo suñu ay nit yi nga xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux bi di partager ak ñun di ko séq ak ñun ñoom aussi ñu jàpp ci ay nit yu nekk bitim réew ay nit yu nekk fii Sénégal dëgg la ñoom ñi ngi ci crise nit ñi nekk bitim réew ñi ngi ci coono ñi ngi ci métit waaye nee nañu seen réew moo leen gën a lépp seen réew instant bi mi ngi ci crise mi ngi ci coono mi ngi ci métit mi ngi ci naqar ñoom dañuy gestu seen réew bien vrai que ñi ngi toog ay fan liggéeyuñu defuñu fenn mais ñëw nañu jàpp ci léegi nag bi ñu ko defee ñun ni ñu ko xalaatee defee mooy ñu jël denrées alimentaires yooyu jox ko nit ñi te kenn du yëg pourquoi parce que dafa am benn misaal bu ñu wane foofu ci période bii Abdou ci la ñu war a profité defar suñu Sénégal ci période bii ci la ñu war a profité di wuyoo tur bi ñuy woote di turu pays de la teranga dañu koy wuyoo mais nekkagul ci ñun à 100% ci période bii la ñu war a jaamu yàlla ba yàlla fay ñu ngërëmal àllaaxira ci période bii la ñu war a jëflante lu baax ba miinanteeg suñuy mbokk ba miinanteeg suñuy dëkkandoo ba miinanteeg suñuy doom ak ñeneen ak ñeneen Abdou ci période bi la nit war a jàngee lu ne ci àdduna donc nag bi di ko xalaatee ñu ni dañuy jënd valeur bu bari ci denrées alimentaires indi ko teg ko mais di jëlaat nit ñi nga xamante ni fan la ñu amee woon majeure partie 80% ci kii ñu jotoon jàpp ci affaire bi muy waa internet bi di leen wax ni yéen fii bari na ñoo xamante ne am nañu connexion mais amuñu lu ñu dundee seen kër ñëw leen ñu jox leen ko bi mooy ngeen message ñu tegtal leen ngeen ñëw fi ñu nekk ñu jox leen ko benn par benn nit système bi mooy nit mën nga ko dimbali par exemple Abdou ma ñëw fekk la fi nga toog bokkal la benn junni te yow yaa ngi jóge seen kër yoroo fa dara bàyyiwoo fa dara ma bokkal la junni yóbbu nga dem seen kër boo demee seen kër kenn du la laaj junni bi foo ko jëlee kenn du la laaj kenn du xam ne Abdou dafa waayaani ji woon wala dafa yalwaani ji woon wala dafa demoon kër jàmbur uti ji xaalis Abdou génn na dem na dañuy jàpp ne liggéey ji na rek
kon yéen su ma la déggee seen système yéen ci sutura ngeen ko def quoi. sutura lañ ko defee c'est-à-dire ci sutura mooy li may wax ni Sénégal dafa jot ñiy dimbalante ci sutura Abdou yow milliardaire nga na nga gestu sa borom kër bi nga dendal ndekkiwul añu reerul wala bu reeree bu xëy subatel du ndekki c'est-à-dire loolu moo bari ci Sénégal ñi bonne volonté yi mi ngi fi ñi dimbalaatekat yi ñu ngi fi mais danoo jàppalewul kenn ku ci jàppale sa morom wala ku ci jàppale sa nawle intérêt nga koy defee il faut nga dem ba ci télévision ba toog pour woo nit ki ni ko waa ñëwal ma jox la nangam il faut nga dem ba ci télé ba toog nga ne waa man dugal naa foofu noonu 1 million wala dugal naa fa 500 000 wala dugal naa fa tant de millions Sénégal boobu la ñu war a dépassé Sénégal dimbalante te yàlla rek tax Sénégal di gestu say nawle te kenn du la ko wax milliardaire booy gis ci Sénégal bu gestoo bi di ko yom téeméeri nit na nga fa te war na leen dimbali balaa ngay def lenn di ko ngistal defal te yàlla rek tax boo ko defee te yàlla tax ala kulli haal suñu borom yàlla dala ko delloo wàcc ni nga ko defee te yàlla tax. foofu laay ñëwee ak yow ci ndimbal bi ba tey rek mu mel ni gis nañ yow ak ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi koy def mais boo xoolee lépp dañ ko concentré fii nga xamante ni moom mooy Dakar est-ce que tey Dakar rek moom moo soxla ndimbal boobu noonu. ñu bari ñu ngi ko concentré fii Dakar ñun pour te dire ma wax la barki Serigne Bamba mi ma yaakaar ay nit yu nekk ci région bi xamuñu leen xamuñu ba xam dañ ni nax wala naxuñu allo waaw damaa gis ngeen dimbale ay nit kër man maa ngi nii Louga. ñun la noo toogal lii la ñu calculer li ñuy saaku ceeb la ñu lay jox diwliñ omo javel affaire ak yooyu ak eau de javel ak machin ak meew ak yooyu c'est-à-dire dañu jël lépp luy denrée alimentaire boole kook tuuti effet de toilette pour nga gën a utiliser respecter les mesures voilà très bien donc yooyu yëpp la ñuy boole ñu calculer nga nekk ci benn dëkk ñu woo la envoyé la xaalis bi te dañuy ñaanal ay ñaan yoo xamante ni naan xamuñ fi ngeen ma fekk man fan yi li may dund ci ay messages yu may jot ay xamoo fi nga ma fekk mu leer ma ni Sénégal nekk te dëgg am nañu sonn Abdou ci nit yoo foogewul nit ñoo xam ne ñu ngi solo ba jekk di génn ci mbedd bi di nekk ci jàmm seen comportement nice mais ci seen biir kër ña ngay jooy bul kenn naw kenn ndax comportement bu kenn ndaw kenn ndax am naa bu kenn naw kenn defal te yàlla tax bul xool ni kii sañse bi rafet na wala yor na benn téléphone nangam sangam yow defal te yàlla rek tax yàlla moo la concerné démb damay taxaw benn pas mu ngi ñëwoon indi benn taxi ñëw jël si affaire am yi mais après dafay ñaan ba man sama yaram dafay daw Souleymane ni ma noo taxawal il faut nga taxaw déglu yi ma ne ko man yii intéressé ma parce que nit lépp looy def da nga ko war a def te yàlla tax ñi ñu jox xaalis seen xaalis bi pour ñu jël ko boole ko ci xaalis bi séddale ñoom dañ leen a gën te xamuñu ma ñii di yëkkati ay 400000 ñii di yëkkati ay 300000 ñii di yëkkati ay 500000 di ko ci def xamuma leen xamaanduma leen dañu ma gis nii à travers réseaux sociaux yi gis ma à travers télévision beeg rajo bi ñu ñëw jàpp ci ni ma wóolu nañu la te li ci gën a garaaw mooy sama tur bugguma ku ko dégg bugguma dégg fenn sama tur bi ñu tàmbalee affaire yi ba léegi amul benn tur boo xamante ne wax nañu ko fa te li ñu jënd nii attends du pas moo ko mën a jënd dañu waxante dëgg man donc jëndu ma ko mais bi may wax ba léegi est-ce que dégg nga ma mën maa ngi sant diw maa ngi gërëm diw du ci am parce que ñoom noonu lañ ko bëggee ñi ngi toll ci dimbalante te yàlla rek tax ñu ngi toll ci jàppalante te yàlla rek tax parce que loolu mooy Sénégal suñu tur bi ñuy wooyee bi ñuy wuyoo chaque jour bi ñuy wootee chaque jour nañu ko wuyoo te il est temps muy pays de la teranga voilà. dañu la dox si woon koor mais jëlewaat nañ fi li nga xamante ni moom moo di njàngat ndax boo xoolee système bi nga xamante ni yéen moom ngeen di utiliser pour dimbali askan wi te kenn du ko yëg muy à travers les réseaux sociaux fi nga xamante ni moom moo di Instagram bi ndax boo xoolee fan yee comme li ñu ko waxee rek am na ñoo xam ne dañ ko doon dugg di divertir di def leneen loo xamante ni dëppoowul ak li nga xamante ni moom la fa sénégalais yi doon xaar yéen ngeen ñëw def fa beneen système boo xamante ni da ngeen di dimbali nit ñi te keneen du yëg ban la message nga mën a lancer ci loolu. voilà li may lancer mooy bu réew tollee fenn fi boo nekkee vrai patriote da ngay jug pour sa réew bu sa réew nekkee ci crise da ngay jug pour sa réew man nee na que ça soit muy support yi ma am yëpp rajo télévision site internet wala réseaux sociaux wareef ak yeneen fu ma ciy wax wala fu ma ciy ne réew mi laa fay waxal réew mi laa fay nekkal damay wax pour Sénégal damay wax pour réew mi kenn ku ci nekk xam ni ñun ñoo war a defar Sénégal mais ñoo ko war a mën a yàq période bi nit ñi am nañu jot ñu ngi ci seen téléphone portable 24 heures sur 24 bu ñu demee liggéey ji wàcc nañu couvre-feu bi mooy tax ñu toog seen kër jàpp seen ñàmbur ñu ci bari amuñu liggéey amuñu dara 24 heures sur 24 ñu ngi ci seen téléphone portable donc bu ñu toogee seen kër ñun ñu nekk ci réseaux sociaux yi ñoom ñu ñuy gis
di partager ak ñun nañ ci profité ñu delloo si waat seen xel nañ ci profité dimbali leen te yàlla rek tax dëgg la reetaan bi foo kafre beeg yooyu yëpp neex na dañu koy def loolu dañu koy def parce que ay ndaw lañu buñ ko naree génn ci suñu bopp mooy toroxal nañ suñu bopp parce que xamuñu ko mais ci kaw loolu Abdou il faudrait que ñuy jiital suñu xel ci benn côté muy defar sa live balaa ngay fo boo xamut nga dem ut ñu xamal la ñun xamuñu waaye dinañ ut ñenn ñoo xamante ne xam nañu ci réseaux sociaux yi woo suñu ay kilifa ku ci mel ni alxalifa suñu papa alxalifa bu Alaaji Baye Niass moom day ñëw jàpp ci indi ñu diine ak l'islam ñu wax ni yàlla suñu borom par exemple bu ñu jëlee yenn thèmes yi waxtaanee ko ba toll fenn fi bu ñu demee ba gàgg mu ne kat non yàlla kat nee na nangam sangam indi ñu ay aaya firil ñu Souleymane xam-xamam yaatu na Elzo xam-xamam yaatu na ñeneen ak ñeneen ñëpp ñi ci participer seen xam-xam day yaatu kenn ku ci nekk indi ñëw teg ñu waxtaanee ko c'est-à-dire du xam-xamu Padros parce que Padros lépp ci direct bi am na diine am na l'islam am na jamono am na lépp la nga fay fekk donc nag pour wax la ni la ci période bii nañ ci profité di def lu baax gis naa ci ay live yoo xamante ni même bu fekkee ngistal la garawul baax na ay live yoo xam ne nit ñi ñi ngi toog naa ñu woote leen ma may leen xaalis nangam sangam kërëb kërëb même su fekkee ngistal la sax baax na yow dimbaleel rek yow ba pare yow dimbaleel ba pare léegi nag boo ci noppee nga toog yeddaat sa bopp xam ni li ngay war a def nii def ko te yàlla rek tax mu am solo voilà. ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci leeral bi ak dox si waxtaan koor bi nga xamante ni macha allah jëlal nañ fi xam-xam ak système bi nga xamante ni moom nga tëral pour dimbali askan wi nga xamante ni seen loxo jotu seen digg ginnaaw te feebar bi tere na leen génn wuti ji loo xamante ni dañ koy dimbalee seen njaboot yéen ngeen di def loo xamante ni buggu leen ko ko wax buggu leen ko ko tudd dañuy ñaan yàlla mi nga xamante ni rek am na fay mu fay leen ko mais ñu bëggoon dugg ci animation ak li nga xamante ni moom moo di weeru koor nan ngeen di dundee loolu yéen seen biir. waaw du compliqué du compliqué parce que man tàmm naa ko depuis que je suis Padros mun naa ne chaque année weeru koor damay animé avant dama daan animé journée bi la journée 9h du matin ba 13h wala 14h ci télé yi ba mos a nekk yëpp wala rajo yi mais bi ma ñëwee i rajo ak léegi programme bi changé donc programme bi dañ ko décalé carrément guddi gi lay animé minuit ba 3h du matin pour man du grave te man mun naa ni bi ma commencé animé minuit ba 3h du matin daaw ak ren audience bi ma am sax du ma koy am la journée ci weeru budul weeru koor. kon yéen ba léegi doo leen nelaw daal. non ban nelaw duñ ko def parce que ñun ñoo ni dañuy wéttali askan wi dañuy jàpp dañuy accompagner askan wi donc bu par exemple bu weeru koor bi jotee ñu ci bari duñu nelaw donc guddi gi booy déglu sama rajo sax da ngay yaakaar ni bëccëg moo jot. parce que nit ñi dañuy woote di woote man damay dem ba 3h du matin man ni damay ñibbi ñuy woote non Padros mayaat ñu 1h de temps mayaat ñu 30 minutes pour juste wax leen ni la nit ñi dañuy bëgg ku leen di wéttali ak période couvre-feu bi mu tombeel nag day gën a metti ci ñoom parce que 20h ba 6h du matin nga toog rek defoo dara teg ku ne xam ne weeru koor nit ñi duñu nelaw voilà donc nga ñëw wër leen a wéttali loolu dañ ciy sawar voilà donc pour wax nag ñu ci bari nee nañ ak musique beeg yi pour man compliqué wu la waaw. wóor ba ay 10h midi tamit di animé di woye ka fecc yooyu doon. waaw pour man c'est pas compliqué du lu compliqué parce que ñun suñu liggéey la ñu def aussi tamit ñi koy déglu wuñu ko parce que dañuy déglu lu bon ku ne xam na ni musique la mais du lu bon loo xamante ni que tey war na la mën a yàqal dara parce que boo koy déglu il suffit nga jël sa xel yóbbu ko fenn fi rek day ñaaw boo ko ñaawalul nag du ñaaw te musique day digle day yeete te man mi koy teg damay digle damay yeete damay sensibiliser tey ñu ci bari ñu ngi nii xamuñu lan mooy coronavirus ñi ngi leen di jox les consignes plus souvent ci télévision yi di leen wax mesure de prévention yi nangam sangam mais ba léegi mënuñu comprendre léegi Padros nag ñëw na toog ci rajo bi expliquer la clairement nga comprendre parce que benn Wally Seck way na ko wala parce que benn Youssou Ndour way na ko léegi il faut mu jàllale foofu message bi pour profiter lancer foofu message c'est-à-dire musique wala animation boo ko mën a rek mu bon voilà. ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la bàyyi nga tàggoog internet yi nga xam ne ñoo la doon seetaan. di la béggee di kontaan ci yow. nga nekk nit ku spécial ci man waaye tamit nekk nit ku spécial ci sa liggéey mën ko di ko def professionnellement di ko def plus souvent bu ñuy xool sa ay information yi ngay joxe ci internet bi ci sans limite bu ñuy xool da nga koy def professionnellement c'est-à-dire li ngay def ci sa live wala li ngay def pour sa liggéey il faut des fois boo koy def bul jiital sa bopp yow def ko li ngay def moo lay jiital après te loolu la ñu gis ci yow moo tax damay am fierté am mbégte pour wax ko tey ci kanamu écran bi donc maa ngi la ci félicité di nuyu personnel encore une fois di gërëm bu baax internet yi nga xam ne ñu ngi toogoon sànq ba tey di baalu ñëpp ak te di leen baal
macha allah kontaan naa trop ci disponibilité bi et tout comme li nga wax sànq rek yow moom sama grand nga avant lii duñu boole micro bi sama grand nga sama lépp nga comme ni nga ko waxee rek benn boo ma bëgg rek bëgg naa la fukk di la ñaan yàlla gën a wéral baat bi yéegal la fu gën a kawe tamit sa njortu internet sans limite sn.com fii la ñuy jeexalee suñu émission Daxu Koor premier numéro ak Padros Mbaye di leen joxaat dig daje beneen numéro ak beneen invité merci et restez sur Sans Limites TV